seeni mbokk ak seeni xarit dañoo tàmm lool di leen yónnee xaalis application TapTap Send mooy solution bi yéen ñi nekk ci Europe bi moo xam France Italie Espagne Belgique Allemagne ba sax Pays-Bas frais d'envoi 2 € dong la seeni ay mbokk mën jot ci xaalis bi ci seen kalpe Orange Money International wala seen compte Wizall sans aucun frais de retrait te li ci gën a neex mooy yéen ñi nekk États-Unis Canada ak Royaume-Uni TapTap Send daf leen indil mbakkuus waaw ak lu ngeen mënti yónnee du ngeen fay benn frais zéro frais d'envoi zéro frais de retrait ak TapTap Send da ngay dund lu la neex. arbitre sifflé na premier combat dafa mel ni mbapat la gëmmal guux moo ngeen bu weex bi moog Bébé Eumeu ñaari mbër yaa ngi ci jërëjëf daan na maa yow xale yi Sibassor yi wane nañu seen bopp daan nañ la gëmmal guux jërëjëf léegi nag jéggalu nga noonu sifflé na jéggalu ak Siteu CFA euro dollar wan dalasi ba léegi bëre simple la ci combat nommé yi Siteu CFA dafa yëfu CFA nag daan na ko jël bu rëy Omar Diop daan na ko jël bu rëy sumal waaw arbitre sifflé na diggante Cheikh Paradou ak Bébé Ñakk bu Sibassor Bébé Ñakk Cheikh Paradou ayca jamono ayca daan na ko laa ilaaha illallaah Bébé Ñakk daan nañ la Bébé Ñakk leer na wax de jël am na de Bébé Ñakk looy def ni yow Siteu bu Adjuma Diouf ak ki nga xam ne mooy Gambien bu écurie Bul Falé ñëw leen ci géew bi édition drapeau Serigne Babacar Mbacké bu Kabaro combat bi général bu Koutal ak Petit Blindé léegi ñëw ci géew bi mooy Ndamali ñoom ñaar ñi ngi lewtoo général bu Koutal Petit Blindé jàppante ne dóor attention kawo kan mooy daan attention Petit Blindé daan na ki nga xam ne moom mooy bu Koutal général bu Koutal li nga bëre baaxul na ñëw pousse tuuti Gambie ñëwal tuuti la ilaha illallah coy bi combat la ilaha illallah coy bi combat Gambie ñëwal taxaw jërë ngeen jëf léegi nag bii mooy combat bi nga xam ne Jàppandal production moo ko tëgg tuddee ko ki nga xam ne mooy monsieur Pape Demba Bitèye directeur général bu Senelec le futur président du conseil départemental bu Kaolack Jàppandal production dem jëli ki nga xam ne mooy Bul Falé le champion de bi nga xam ne moo nekk Bul Falé nekk le champion de campement Ngexoox nekk le champion de Gambie ñu ne kan lay dajal ñu ne Siteu le technicien de Adjuma Diouf Siteu di doomu Kaolack Siteu di grand champion waaye ñëw leen taxaw fii nag guddi na xale yaa ngi nii ci biir géew bi dañuy bëre Gambien ñëwal Siteu ngir yàlla waaye guddi na Gambien ñëwal guddi na Gambien ñëwal guddi na Gambien ñëwal guddi na Gambien jagañ tuuti jërë ngeen jëf mbokk yi combat bii ngeen gis nii mooy combat bi nga xam ne dañu ko jël jagleel ko le directeur
de la Sénélec, monsieur Pape Mademba Bitèye, le futur président du conseil départemental bu Kaolack. kan mooy Pape Demba Bitèye dootuñ ko présenté biir Kaolack Ndangaan parce que mi ngi ci association jeunesse bi mi ngi ci groupement de femmes yi mi ngi ci li nga xam ne mooy jàkka yi ak juma yi mi ngi ci sportu Kaolack comme l'homme idéal pour le département de Kaolack moom la jàppandal production jël jox ko combat bu rëy bi nga xam ne mooy dox ci le technicien de Kaolack xale bi nga xam ne Adjuma Diouf da koo wóolu xale bi nga xam ne ci wàllum làmb kenn dootu ko présenté biir Sénégal xale bi nga xam ne moo daanoon combat bu rëy ba fii ci Kaolack Ndangaan xale bi nga xam ne mbër mu ñu fi indi say mbokk lëng la nga dem kooku lañ ñaan Siteu bu mobilisé mu neex su bëree mu neex te du fooyee entraînement ñu ne kan lay dajeel ñu ne Gambien le technicien de Boul Falé Gambien le gladiateur de campement Ngexoox Gambien mi ngi ñu ko dox ça fait presque 5 ans nit ñi di dox sa diggante ak Siteu nga waxoon ma ne ma xale boo xam ne la dama ko respecté ci wàllum làmb ndax dafa liggéey bu mu yàkkamti suñu waree daje rek danañ daje léegi nag combat ba yaakaar naa ne ñor na nangu nga ko da nga ko bëre le 8 fii ci stade Lamine Gueye bu Kaolack lan nga koy wax. waaw asalaamaaleykum Kaolack su ma dem ñëwee Kaolack damay kontaan parce que fii ku xam Mouhamed Ndao Tyson rek xam na moo nu yar ñun tey bu demee ba Kaolack am ay champion yoo xam ne dañoo war a génn bu ñu woowee pour ñu bëree ak ñoom dañ leen war a may chance bëre ak ñoom parce que tey Siteu ma daan ko du gàcce si moom parce que tey Gambien daan na ku ne itamit même bu ñu ko daanee itamit daan na ku ne Siteu champion la maa ngi koy respecté mais daf ma def léegi geste bu ma metti man ganam laa warul jël ay galaaj di ma xëpp loolu affaire ragal la affaire ragal yooyu nag je pense que dañ ko war a bàyyi galaaj day bëre mais aussi tamit nañ respecté nit ñi mbër warul ñëw taxaw sa kanam nga jël galaaj di ko xëpp loolu day yàqu combat man nag du ma yàqu combat mais sinon lii rek mun naa yàqu combat bi parce que mënoon naa xeex ak moom ñu gaañante fii waaw maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp dama ñëw pour signature pour le 8 incha allah ma daan Siteu jële bu rëy ma dem ñibbi feete ko Kaolack dem feete ko campement Ngexo jàll Dakar incha allah rabbi waaw parce que man ku ma xam rek xam na ne suma combat du yomb waaw maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp. yaakaar naa ne loolu rëy na le 8 janvier drapeau au Pape Mademba Bitèye Siteu Gambien nee na xale boo xam ne la da la respecté xale boo xam nga tey da nga koo def lu ko metti ndax da nga koo xëpp ndox ndax yaakaar naa ne am na lu mu wax ndax nee na du yàq làmb moo tax fekk si lu wa ngeen xeex mu mel ne am na loo xam ne Gambien lancal na la ko lan nga koy tontu. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim damay sant yàlla bu baax di julli si Yonent bi di sant sumay ñaari waajur di sant suma sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima Niass di ziar njaboot bi yëpp di nuyu alxalifa di nuyu maam Cheikh di nuyu waa Kaolack yëpp di nuyu suñ papa yi fi nekk leen ziar bu baax Gambien li ma koy wax bëriwul làmb moom boole ak moom contrat la yi muy naxanteeg yi muy def yëpp te xel yi muy def yëpp man nga fi fekk Gambien man ngay bëreel man ngay bëreel làmb ji bu laajee ma dem sa kër damay dem sa kër waxuma la ay léelaa làmb laay def damay bëre ak yow bëriwuma ak yow kay nii damay bëre ak yow daan la ne mu naan ay làmb ay néeg naa li ngay def ni non ñii ngay teg xel di def ay neneen ak neneen Gambien dama laa xam bu baax xam naa la bu baax fi nga teg làmb ji xam naa ko li ngay def xam naa ko sa dara réeruma dama laa xam bu baax te boo ñëwee fii ma duma la daan la Kaolack man maa ko moom. waaw mais Siteu bii nii Gambien xale bi jonge na de nee na la da ngay teg xel li ngay def xam na ko te it xam na la bu laajee mu dugg sa biir kër day dugg sa biir kër Gambien lan ngay tontu xale bi. waaw xam nga comme li waxkat di wax rek xam nga ñoom xale yi dañuy faral di wax mais man Gambien ku ma xam rek xam na ne nekkul mbër bu ne mooy taxaw suma kanam ne dama lay duma moom pour man loolu da koy wax rek pour comme liñ ma defoon bu yàggul rek dama lay duma ba nga ñëw ñu songu la jeexal làmb ji mais nag damay pare ci lépp incha allah dina xam ne am na combat waaw dina xam ne am na combat waaw maa ngi nuyu ñëpp nag wax ji warul bari parce que kii du man ak moom non
kii du man ak moom wax dëgg yàlla lamb moo tëradi moo tax tey ma dem di bëre ak ay Siteu su ma rakk laa indi fi barki Dembo Ndiaye Double Tyson mu defal ko affaire ñun nag dañoo nekk fi pour may xale yi chance parce que nag ñun dañu tëjal buntu yi bi ñuy dox suñu diggante ak yeneen champion yooyu dañoo tëj buntu yi ñoom nag am nañ chance am grand yoo xam ne grand yu bien la ñu gëm seen bopp pour wàcc di bëre ak ñoom na dal xam ne man kii su may neloo sax mënu ma yee. c'est pas pour rien nga bëre ak man c'est pas pour rien nga bëre ak man damaa liggéey lu tax nga war a bëre ak man damaa liggéey fii Kaolack lu tax nga war a bëre ak man yow yaa bëgg a bëre ak man ñëw fekk si ma bëgg a bëre ak man fii waxal loolu yow yaa bëgg a bëre ak man ñëw bëre ak man jël nga avance bi. Gambien da ngay bëre da ngay xeex loolu bul sax sonn bul négocier bul am leen looy négocier di nii lamb ji amul leen lu ñuy négocier Gambien du ma la yóbbu fenn parce que dama lay daan fii ngay taxawee doo dem dama lay daan. barki Rasulullah maa la mën dama lay. waaw mais dafal ndànk kay taxaw Siteu kay taxaw de. barki Rasulullah maa la mën. maa la gën a nekk xale maa la doole. waaw wax ji warul bari comme li may wax. waaw mais dafa la ndànk Siteu kaay fii daam le 2 janvier mooy signature contrat bi le 2 janvier mooy signature contrat bi daam ndaw kaay déedéet. maa la mën. sa waay wax ji warul bari parce que man du ma. léegi nag wax ji day bëri wax moo la jëlee fële indi la fii. léegi nag. wax moo la fi indi. non non waxal la 8 nga jëf waxal. dañ laa indi fii pour nga wax waxal. ok léegi le 8 maa ngi jox ñëpp rendez-vous le 8 man ak Siteu li muy wax ni bu ko gëmee rek lamb ji du yàgg incha allah. jërëjëf léegi nag le 8 janvier. il est exactement jamono ci ñuy wax xam nga lamb Kaolack dafay faral di guddee. Vieux Sakho 5 minutes. ci diggante Aldo ak ki nga xam ne mooy Ndefleng. Aldo moom moo yor li nga xam ne mooy ngembulu xonq li Ndefleng moom moo yor li nga xam ne Lagos la. Vieux Sakho féete ñu kanam Aldo moo ñu féete gannaaw Ndefleng sànni na. Jogay Sarr ñëwal nga. xaaral léegi ma boole la ak sa waay. waa Tekno sama téléphone bi anam. waaw mais Tekno Demba léegi nii dina la indi sa téléphone balaa lamb jee jeex yow ku la jox téléphone rek dana ko war a jox ndax attention ah lan moo am 4 appuis wala Ndefleng daa mel ne attention arbitre waxagul dara de arbitre waxagul dara Ndefleng egg na foo xam ne Aldo boo ci génne dana doy waar Ndefleng egg na attention de lan la Ndefleng nar sol na ko Balla Gaye Modou Lo lu muy nar attention surxal na ko Ndefleng daal na ko Ndefleng daal na Aldo jël bu set wicc mu nekkoon 6e combat. Mor Diop kan ak kan la unc ah unku benn unku de dina ma ulunku geneen ki ay ca Ndiassé mu mbaa nga fëgg jaay oh grand Ndiassé. door nañ ulunku mu fayu ulunku taxu da takk am na ngemb moom ulunku Aïcha mooy fay Aïcha. ulunku daan ah. jumbo ko ndey ak baay ànd ak ki nga xam ne mooy la met champion d'Afrique champion du Sénégal champion du monde. jërë ngeen jëf asalaamaaleykum mbokki stade Lamine Gueye maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di leen sant di wax ne nag waa Jàppandal production balaa maa ñëw ci ñoom maa ngi nuyu délégation bi ma àndal tey dama kontaan ndax nag sargal bi da ngeen ma booleeg suma kilifa suma grand frère ñu bokk ndey muy Mame Mody Mboup nga xam ne tey sargal bi moom kenn rek mënoon naa ñëw wala man kenn rek ma ñëwal ko ndax nag sama mag la donc bu maa ngi koy remercier di kontaan ci loolu di remercier maître Dame Ndaw mii ma àndal nga xam ne ci wàllu karaté moo ma ko jàngal di champion bu mag a mag ni ko Dame Ndaw waxee maa ngi koy gërëm mu ngi nii ànd ak suma xalifa doyen Ñaamut Fay ñoom Cheikh Ndiaye ak suñu doom yi ñu ànd ak Babou Fay mii di président TP Jamono ñu bokk aussi ndey ak baay donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant ànd ak Alioune Dieng Lam di bëggee ñëpp en tout cas Jiman yàgg Dame Ndaw mention spéciale yéen a ngi jàppale waa Jàppandal yal na seen jàmm yàgg yal na leen yàlla musal ci seytaane ba nga xam ne fi ngeen bëgg a yóbbu Jàppandal dana fa yegg macha allah ma soog a ñëw nag ci ki nga xam ne mooy président Jàppandal ak Pam Mbay ci seen loxo laa koy teg nee nañ ku lim doo juum waaye dang dul matale kon Pam Mbay ak Vieux Sakho
kontaan naa ci yéen ndax nag wax dëgg yàlla réccuwuma li ma doon jógee ci naaj bi guddeeg bëccëg di leen accompagner réccuwuma li ngeen ma doon soxlaa may jóg réccuwuma ko benn yoon te nag damay dajeeg yéen sax dara du xew du ma leen jàppale ngeen jël seeni teraanga di ma ko may kon bu lii amee tey vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal jàppandal production yal na léppam jàppandal yal na léppam jàppandi ba nga xam ne wax dëgg yàlla fi ngeen bëgg a yomb làmb da ngeen ko fa yóbbu ndax nag yombul ñëw rek song stade bu mag bi le 26 le 8 bu ci ne ngeen di tëgg ay làmb donc Djimane yow ak Dame yéen seen bu ñu sargalee DJ Faya ni nga ko waxee Djimane sargal nañ toute la presse bu ñu sargalee Mame Mody sargal nañ la presse kon maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di kontaan nag di leen wax ne vraiment bég nañ ci yéen bu baax a baax a baax a baax a baax je vous remercie Pambay Vieux Sakho jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf macha allah kontaan naa tey contentement boo xam ne kenn amut fu ma koy waxee jërë ngeen jëf Dame merci. doyen Mamadou ñu ngi lay nuyu ñu ngi bokk ak yow mbégte bi micro baa ngoog jàpp ndala ngoog. jërëjëf Dame jërëjëf Pambay jërëjëf Vieux Sakho jërëjëf waa jàppandal ba ngeen yegsee la yëf yi jàppandal yéen a mujjee judd waaye ba ngeen yegsee ci la yëf yi jàppandal li ngeen dajale fii nag da ngeen ma boole ak suma rak sama doomu ndey fii ñaari délégation nekkuñu fi mënuloo ràññee fii kan moo accompagné Cheikh Faye mënuloo ràññee fii kan moo accompagné Mame Mody da ngeen boole benn kër sargal fa ñaari nit ñi ànd ak Cheikh Faye ñoo ànd ak man ñi ànd ak man ñoo ànd ak Cheikh Faye kon Cheikh Faye li mu wax rek doy na parce que tey su fekkoon ne dafay ñëw ci sama sargal du ma wax moom mooy wax kon buñ ñu boolee ci benn bés bi sargal ñu samay rakk ñoo fi teew ak moom yaakaar na ni amul différence kee ca cat la mooy Cheikh Tidiane Ndiaye ànd ak doomam Mohamed Moustapha Ndiaye kii sama rakk la di ñaaw Faye kii sama rakk la di Daam Ndaw nga xam ne lépp lu muy def ci fii ci Sénégal man mi la koy dénk maa koy def ngeen ñëw boole ma ak sama doomu ndey ji sama benn rakk di Babou Faye ngeen ñëw aussi ànd ak Alioune Lam moo tax man la ñaari délégation amu fi benn délégation moo fi am ndax mënuñu ràññee kan moo ànd ak Cheikh Faye en tout cas mbokk yi ñuy seetaan mënuñ xam kan moo ànd ak Cheikh Faye wala kan moo ànd ak Mame Mody kon gàcce ngaa la ma yéen jàppandal nag ñun jàpp nañ leen gannaaw si tey bés ni ki tey jàpp nañ leen ci lépp lu ñu def oo leen ñun ñoo leen di accompagner loolu ñun ñoo leen ko defal gratuitement nag jàppandal dama ne yéen a mujjee ñëw ba ngeen yegsee la jàppandal yéen a signé un pacte ak ñun parce que lamb xëy na sa football sargal lañ ci waaye c'est la première fois ñi nga xam ne ñoo yore production lamb oo ñu tey fii ci liggéey Stade Lamine Gueye ci suñu diggi nawle di ñu teral kon war xam leen ne ñun bokk nañ ci yéen bokk ngeen ci ñun jërë ngeen jëf. waaw asalaamaaleykum ñu ngi nuyu suñu papa ji di ko wax ne ñun ñoo la gën a kontaan ndaxte yéen ay monument Kaolack su ñuy wax Kaolack tey muy sport bu munti doon mënuñ leen cee génnee ndax gis nañ lu rafet li ngeen di liggéey di boole nit ñi di defar donc kon buñ ñëwee dañ leen war a sargal xam ne li ngeen doon def ñun seeni doom gis nañ ko moo waral lii DJ Faye moom amalu ma koy wax moom ñun ak moom ñoo far heure bu ne yee nañ ko këram jàppandal bu dee liir la tey moom moo defar kayitu juddu yi kon donc yow amuñ luñ lay fay ñu ngi wax daal ne ñun waa jàppandal kontaan nañ trop suñu xol sedd na wasalaam. kabar na ko moom Cheikh Diagne Vito ngi dox ci kawam différence de poids bi ndax dina def différence Cheikh Diagne Vito moo ñu wan ginnaaw noonu dóor Cheikh taxawal foo jëm dóor nañ ko dóor jàppante Vito jàpp na laa ilaaha illallah takk na ko jàpp nañ takk Cheikh Diagne Vito Cheikh ak Vito roofoo nañ Cheikh sol na ko
daa mel ni poids la ko poids ëpp ko doole de ah. combat poids la ko ëpp mais ëpp ko doole ndax nee naa la Cheikh Diagne dafa liggéey ci combat bi li mu bëggoon moom mooy ëpp ko doole daw jàpp ko combat bi jeex waaye bi mu ko jàppee am na lu mu def loo xam ne dara nga fa li muy def rek mooy mu tey mu bëre teg ko ci yoon te xam ne adversaire am la na ko respecté. kal kot Mbaye Diagne Cheikh Diagne ngi dóor Cheikh ngi dóor ay uppercut yu am solo. ay cootel amul seen dóor da koy daan na ko jël bu rëy caxabal na ko def dàq ko daan ko Omar Diop. léegi nag mooy Boy Faye ñu ngi leen combat bi commencé waat na Boy Faye def na rotation kii dox ci diggante Jogay Sarr numéro 2 Boy Tigna bu ndaw Mama Boy Faye waaye Jogay ko Boy Tigna Kaolack mbooloo na nga éviter coup yi Boy Faye ndeysaan fii ci stade Lamine Gueye bu Kaolack ànd ceeg jàppandal production drapeau Serigne Babacar Mbacké mu kabaro ndeysaan di ci ànd ba léegi nii ak Lutte TV ci journée bu mag boobu ci collaboration bi rafet na macha allah ngi lewtoo ñaari xale yi Jogay 2 ak Boy Faye ñi ngi lewtoo Jogay téye loxo yi di jéem a dóor attention Boy Faye bi nga ko bëgg a remplacer woon ko ndomba mais damul parce que Jogay dafa téye loxo yi bañ mu tirer coup comme dafa blessé woon muy éviter kooku mooy caat bu lew na bi léegi nii aussi également caat bu lew na mooy tus noonu ay ca caat bu lew na bu paree Cœur de Lion lu ne mën naa am fii nag ah Jogay attention ndeysaan ma ne ana ñu ànd ak caat bu lew na Boy Faye ngi door ana waa lew na Boy Faye ngi dooraan ba du ko blessé waat fam ana ñu ànd ak caat bu lew na Boy Faye mi ngi koy attention gaa yi nuyu bu waay door na moom it si digg bi moom it ñaari ana ñu ànd Boy Tëri Maam Ngembaam ñëwal nga tuus ay ca caat bu lew na jërëjëf attention la ilaha illallah ana Cœur de Lion waay xale yi ñi ngi bëre waay Jogay sol na ko bëggoon koo kal waaye sotti Cœur de Lion ana ma aca ndeysaan ñaari xale yaa nga ca de Jogay takkaan na ko mu nekk ñetteel bi takk ndax expérience dafay am dara amu fa arbitre soufflé na lan mooy def nañu déglu arbitre lan mooy am ana Cœur de Lion arbitre bee ngi wax ñoom ñaar arbitre bi joxe ne avertissement Jogay Sarr coup irrégulier nee na ko waroo ko dóor jox nañu victoire Boy Faye donc ñu dugg si mooy Serigne Babacar Mbacké mu kabaro ndeysaan le soir de la jeunesse Serigne Babacar Mbacké mu kabaro mi ci jumaa yi mi ci jàkka yi mi ci groupement de famille mi ci association sportive yi moo tax jàppandal Omar Diop ki leen tuddee bés bi muy sëñ Babacar Mbacké mu kabaro tey waa jàppandal production ñëw di def seen deuxième journée yaakaar naa ci saison bi ñu duppee la ko gannaaw ba ma la nuyoo bàyyi la nga nuyu mbokk internet yëpp nga wax ma yëg-yëg bi tey lan la. waaw maa ngi nuyu mbokk internet wu Lutte TV yëpp di wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah di leen sant yéen ci déplacement bi ngeen def ba ñëw Kaolack fii da nga ji jàppale si xale yi waaw xanaa mbégte mu rëy lañ ci am rek mbégte mu rëy lañ ci am ndaxte li may wax toujours rek wax Babacar Mbacké mu kabaro Kaolack da nga wax da nga jeunesse Kaolack waaw te xale yi tëgg làmb ci nekk ay xale nekk samay xale di ma jàppale ci jeunesse bi lu bëree bëri ci ñoo xamante ni tey ñu ngi liggéey seen station ci seen boutique yi da nga di ma jàppale bu baax a baax ñu nekk xale yu liggéey ci développement da nga développement wu Kaolack di jàppale ndaw yi ba ndaw yi da nga di am lu ñu mën a suturloo da nga mën a dimbale seen i waajur waaw kon suñu ma delluwaat bis bi dippee ma ko dama ci am mbégte bu baax a baax. léegi lan mooy taxawaayu sëñ Babacar Mbacké mu kabaro ci jeunesse su Kaolack. waaw liñ ci war rek. waaw objectif mooy bëgg xale yëpp jaar yoon bañ a jubati tege ci yoon góorgóorlu gëm seen bopp gëm na yàqu am yàlla la may li war nag ab julit li war ab jaam rawatina ab julit mooy am dal am teg am yar am teggin fonk say waajur fonk ay waajuru jàmbur yaakaar naa li ci ëpp solo mooy loolu soo fexe ba xale bi da nga xam loolu xamee loolu rek
dégg nga dana génn ci njubadi waaw su génn nag ci njubadi li ci des da nga fexe ba mu jàng liggéey waaw loolu moo tax ma ne ku wax Babacar Mbacké da nga wax jeunesse Kaolack macha allah. macha allah lan ngay wax waa Jàppandal production rawatina ki nga xamante ne moom moo nekk ci bopp bi di Sakho. waaw di leen sant ñoom ñëpp di leen gërëm di wax ñu gën a góorgóorlu parce que lii yëpp da nga xam nga mënoon nañu am ci seen station yi wala seen bitig yi ñu yor da nga di ci liggéey mais suñ dugalee seen loxo ci làmb ji dëgg bëgg xale yi bëri ak nekk fii Kaolack parce que promoteurs yi nekk Kaolack soo ko seet daanaka ñaar lañ ñett bëri wuñ muy Moussa Dieng Mbaye ak Ibou Bambara maa ngi nuyu de passage di leen sant ñoom bu baax a baax seen taxawaay comme su xale yi duggee ci biir loolu dégg nga di jaay fekk fi seen mag ñooñu dégg nga day tax dégg nga employé Kaolack yi gën a bëri da xam nga lamb d'accord naa lamb bokk na ak métier waaye lamb bi daa fiir koo xamante ni mënoo ko am da nga am sa métier à 100% waaw da ngay boole ñaar yooyu rek boole métier bi ak lamb yi waaw dégg nga ku ci yàlla def dégg nga mu bënn nga mën cee jàll waaw kon ñoom dañu leen di encouragé di leen sant di leen ñaanal yàlla di ñaanal seen chef bu Kaolack dégg nga ak mag yi mbër yi fi nekkoon ay Ajuma Diouf dégg nga ñoom ñi leen baaxee di leen ñaanal yàlla bu baax a baax waaw jërëjëf tubaarkalla jërëjëf ñu leen sant baax di leen gërëm yéen it jërëjëf. Aïcha ñoo ngi ne ak promoteur bi Omar Diop Sakho maa ngi lay bëgg bu baax di la ziar deuxième journée bi macha allah réussir na comme première journée bi jeunesse su Kaolack wuy si waat nañ la sa parrain di sëñ Babacar Mbacké mu Kabaro wuy si na la yëg-yëg bi tey lan la. waaw Lamine ñu ngi sant yàlla bu baax di jëli Yonent bi di sant suñu ñaari waajur di wax ne tey dañoo am kontaante ndax lu tax ñu kontaan mooy bés bi suñ sëriñ lañ ko tuddee di suñu waajur ndax li ngay gis mu toog fii li ñu dugg nii bu ñu waxoon bu leen ci dugg duñ ci dugg mooy suñ kilifa lépp lu ñuy def dañuy ñëw ba ci moom ne ko sëñ bi lii ak lii lañ bëgg a dugg mun nañu waaw góorgóorlu leen suñu waxoon bu leen demee duñ dem kon donc lépp lu ñu def rek moom la du ñun ndax moom mooy suñu kilifa moo ñuy digal lum ñu digal duñ hésité sax bu ne ñu def leen li rek dañuy def kon ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax ku ne xam na ne jot amul ak fu dëkk bi toll yëngu-yëngu yu bari waaye dafa bàyyi lépp ndax ñun kon ñu ngi koy sant bu baax di ko wax ne amuñ fayam amuñ benn fayam te sëñ Babacar mu Kabaro Kaolack jeunesse bi yëpp a ko ameel njukkal jeunesse bi yëpp nag bopp ba cat ndax chaque jour mu ngi ci police mu ngi tribunal chaque jour sëñ bi doomi jàmbur yi sax ko gënal ay doomam kum gis rek day jàpp ne doomam bu mu jur la kon donc moom wax dëgg yàlla amuñ fayam ñu ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi ba ca kanam ak kanam ak kanam mu ñuy gunge di ñu dimbale ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér Mbàkke jërëjëf. prochaine journée bi kañ la. waaw prochaine journée bi le 8 la mu nekk drapeau Pape Demba bi tey moom mii moom Pape Demba moom Demba bi tey benn lañ samedi ak dimanche la ak Mon Ndiaye Rahma waaw ñoom benn lañ kon moom ba tey moom lañ ko tuddeewaat rek. ñoom ñooy teewal Kaolack. waaw bésu Pape Demba bi tey bésam la ndax li may wax rek sëñ moom jeunesse bee ko ñor emploi des jeunes doo nga ko ñor moo tax kon bésu Pape Demba bi tey bésam la ñu ngi ko ciy xaar bu baax a baax incha allahu rabi. jërëjëf kontaan naa ci yow bu baax a baax. jóge fi nga xam ne mooy commune bi nga xam ne mooy lan mee nga ci docteur Macoumba Diouf mu ko jàppale ko. moo sol tudd nga sama xarit nag docteur Macoumba Diouf moo sol ngemb lu xonk li. tudd nga sama xarit docteur Macoumba. ndeysaan ku baax hôtel door na. nit ku baax tam yitte. hôtel jël na ko hôtel jël na ko attention attention ñoom ñaar. bërekat la xëcc na ko ci biir xëcc na ko ci biir. xëcc na ko ci biir fi ñu ko eggoon sori na. door fayu. door mu daanu Maru Thiam door mu daanu. daan na ko. dafa soufflé. nan xaar ba xam. lan ñuy wax nan xaar ba xam. daan na ko de waaw. daan na ko waaw. docteur Samar am na ndam. mbin su ko daan na docteur Macoumba Diouf am na ndam. bëgg naa la mbër. waaw sant. maa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax. affaire bi gaaw na de. waaw noonu la sax. combat poids lourd bu gaawee nii yombul de. dama mun a bëre. te fii nii dama fi wane sama bopp. waaw. foo dëkk. waa ngi dëkk Kawil fii nii. waaw. ci gàttal boog ñaar ñuy bëre grand combat. daan naa leen. maa leen mun fuuf. na bii baal ñu tegalaat ma ñëw daanewaat ñibbi. waaw. moo soxla bi mooy ñaata combat. ku daane rek. bi mooy ñaata combat. bii mooy premier maa ngi door a dugg Kaolack. yaa ngi soog a bëri arène. waaw. ana docteur Macoumba Diouf. di ko sant di ko gërëm tey dafa jaar ma kër may ma xaalis bu bëri. tagal ma ticket yi gis nga waaw. ana Louis madame Diouf. ñoom ñëpp ñëw si jàmm. kooku it maa ngi koy sant di ko gërëm. waaw. ma kontaan naa bu baax. bëgg naa la. Pakala bu Bustaan nekk Mbuur
dafa toog ba combat bi jot mu indi benn kayitam daan ne dafa feebar ma nga hôpital te ba ñu demee hôpital fekkuñ ko fa Balla Gaye ngi noonu ci digg géew bi Ma Ali mi ngi noonu di woote na nee na Pakala ñëwal Pakala ñëwul woote na Pakala ñëwal ñëwul ana Pakala nee na gisuñu ko jox na victoire ki nga xam ne mooy Balla Gaye bu Ocass combat spécial baa ngi noonu Balla Gaye bu Ocass moo daan ndeysaan mi ngi naan xoolal li ma indi nañ la nga préparé bu mucc ayib ñëw indi physique bu yéeme sa adversaire ñëwut tey nga duy stade bi ba tribune bi fees del lan ngay wax Jimane damay sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sëñ Koso Mbacke mu sëñ Mountakha di la nuyu yow di la jaajëfal bu baax di nuyu Mbaye Ngom jàppale na ma si bis bi stade bi dama ko duy ba mu fees xoolal yooyu lépp man lañ àndal ma duy stade ba mu fees dell ñëw fii xam nga adversaire bi ñëwut mu nekk adversaire boo xam ne du adversaire de taille du bokkuñ dara mais xëy na sofe la moo si dugaloon et puis teg si gëj a bëre sama avance def 7 mois si àll bi kenn nangu koo jël day métti si man daal xam nga lii gënaluma mais nag maa ngi sant yàlla di sant waa écurie Ocass gépp ay ñoom boole sama gars yi sama xarit yi nekk Espagne Italie xaas bëri lañ ci def ku mel mais ndam du tuuti te ekkati nañ sa loxo ne la yaa daan lan ngay wax ak sa adversaire lan nga koy conseillé ndax dafa toog ba tey mu yónnee benn këyit daan na dafa feebar non kooku dama yaakaar ne après moom promoteur yi ko jox seen avance après am na lu ñu si war a liggéey ak CNG mais xamal naa la leen lii day doxalu lambi ko la comme li ma waxoon sa signature ba man xamoon naa ne du ñëw parce que li ñuy wax nekkul si man day xeex dafa bëri histoire yooyu dañuy wax rek dañuy wax lamb moo may booleeg ñoom moo may tàqaleeg ñoom dañuy jël avance yi ñuy bëre vraiment xam naa ne danañ gën a yaatal boo ñëwee kër ga ndax xam naa ne suba da nga ñëwal ginnaaw parce que lii ñoom ma duy ba mu fees nii xam nga neexu leen ba léegi sax ak seen ngoon ak respect doo doy amateur moo tax ñibbi wuñ mais bu ma leen waxoon dañ leen ñibbi grand combat bi kenn du ko seetaan stade day vide. merci jërëjëf waaw maa leen sant bu baax. di nuyu ñëpp di leen siyaare tey nag soo leen gisee drapeau bi ñu xam ne drapeau ñu tuddee Serigne Babacar Mbacke mu kabaro wane nañ ak cofeel ak bëgg-bëggam bi mu am ci ndaw ñi rawee nañ bëggeel ak cofeel bi mu am fi nga xam ne mooy ci diwaanu Kaolack Ndangaan ak li ko wër lamb ju toll nii na taxaw li mu gën a bëgg lañ ko décoré li mu gën a bëgg lañ ko décoré vie wan ko ndeysaan Cheikh Mouhamadoul Mountakha borom mbég mi yàlla fi yàgg tër moom la ñu décoré sunu wayjur wi Serigne Babacar Mbacke lii du chance mérite la ndax jeunesse bii nga xam ne ñooy bëri fii ci stade bi ku ci nekk bu amee jafe-jafe muy wayjuram muy dëkkandoom muy xaritam Serigne bi moo ci mën moo mën ci ñun ci social moo mën ci ñun ci oyofam moo mën ci ñun ci mbaaxam kon Mbacke yàlla na fi yàgg tëwër nii nga taxawoo ndaw ñi yàlla na sa borom taxawee noonu barkab Poroxaan barkab Daaru Minam barkab Serigne Bassirou yàlla wàcc sa kaw yàlla na fi yàgg tëwër drapeau bii ñu la jox muy drapeau boo xamante bi ne caat bu lew na ak Cœur de Lion ñoo koy bëri du hasard ndax kenn ki sa waajur lañ ko tuddee kon buñ jëlee teraanga yi rafatale la ko dañuy am mbégte di ñaan sa borom dafa la tawféex. jërëjëf Touba noo ngi jaare ñëpp di baax yàlla lii du ñëggulet ci réew mi raw ci jëmm ji taxaw nga xam ne moom askan wi ko ñor nga xam ne moom jeunesse bi ko ñor nga xam ne moom Kaolack ko ñor nga xam ne moom lu ko waaye Kaolack Ndangaan rek ko ñor nag waaye nag Pambay daa def lan defati ndax Pambay jàpp ndal yàgg naa def jaloore waaye tey da koo gën a def muy doomi Serigne Moussa Gueye Sidi ji nga xam ne naam kaburo Serigne Babacar Mbacke mi nga xam ne moo gaaw ci jeunesse bi Serigne Babacar Mbacke mi nga xam ne du jeunesse bi jàqee moo ci gaaw Serigne Babacar Mbacke mi nga xam ne du hôpital jàqee moo ci gaaw Serigne Babacar Mbacke mi nga xam ne moom la ñu yaakaar fii moom la ñu yaakaar fu ñu jëm moom la Pape Mbaye delloo njukkal tuddee mu rëy ji di ko sargalee Mbacke ñu ngi lay ñaanal sa taxawaay yàgg ñu ngi lay ñaanal nga wér ñu ngi lay ñaanal nga mucc ñu ngi lay ñaanal sa borom dolli sa fan kontaan waa jàpp soo def li nga xam ne fii mii nga xam ne moo jiite lépp soo xolul lenn Pambay ku la doxal yaa sagal sa maam yaa sigil sa maam balay sa buri sëñ Mbàkke maaram rek maam Mor Jaara sëriñu Cerno Ibrahim Lama Daaru balay sa buri sëriñ Mbàkke maaram Amadou Fall Seer Njaay bira njëbi ca ngaay bay naaru déggen faar ma far ma daawur yaa si mi ci mul sëriñ Moussa sa baay rek ndam la sëriñ Bassirou sa maam ndam la waaye da ngaa doxalin sa doxalinu maam yi da ngaa dox sa doxalinu baay wi ñoo ngi lay ñaanal nga yàgg ñu ngi lay ñaanal nga wér lamb ji daal
sunu xol sedd na ci ànd bii nu ànd ak yow ndax yow da ngay sagub Saalum da ngay sagub Kaolack da ngay sagub réew mi yàlla nga dund tawér Baye Modou Thioune. waaw kon mbokk yi comme ni ko sama gars yi waxee rek dañuy sant nag ñi nga xamante ni ñoo defal lii sëriñ bi muy loo xamante ni ñun ñi nga xam ne ñooy dongo yi ak soppe yi ak kóllëre yi kenn ku nekk si ñun rek sa xol sedd na ci sa xel dal na ci Pam ñoom ñi nga xam ne nag ñoo yor liggéey bi ànd ak Pam Mbaye di ko liggéey wax dëgg yàlla sëñ bi sant na leen sëñ bi gërëm na leen tey lii da ngeen koo jëf rek ngir yàlla ak yonent bi ak jëmmi sëriñ Touba ndax bi ngeen daan ñëw kër sëñ ba li ngeen may njëkk a wax mooy moom da suñu baay la suñu waajur la suñu mag la suñu nijaay la waaye daa rawati muy suñu sëriñ kon lii nga xamante ni moom lañ tànn ba jox ko lii dañ ko koo jox ngir ak cofeel diggante ab sëriñ ak ub taalibe Mbàkke li ñuy faral di wax rek mbaax gi moo landi jëf ji moo landi pas-pas ji moo yokku ci yow rek Mbàkke yaaram kon ñaanal leen sa borom dolli leen li nga xamante ni mooy jàppandal bi sa borom gën koo jàppandal ngir niñ ko tuddee mooy lu jàppandal rek yomb na kon lépp lu ñuy wër wala lu ñuy wut Mbàkke yombalal leen ko ci kàttanu yàlla ak yërmandeem doolay Cheikh Mouhamadou Mountakha kon sëriñ bi bég na te kontaan na jërë ngeen jëf. arbitre sifflé nag grand combat bi moo ngi noonu Cœur de Lion ak Thiat gannaaw ba Thiat nu ne dafa blessé dafa ñu ko mbëkk Thiat moo nge bu ñuul bi Cœur de Lion vert blanc pied gauche la ak pied droite Thiat ak Cœur de Lion arbitre caméra yi waay arbitre Cœur de Lion ak Thiat fii ci Kaolack Jàppandal Production ñuy waajal le 6 wala boog le 8 janvier di Gambien ak Siteu bu Kaolack seeni mbokk ak seeni xarit dañoo tàmm lool di leen yónnee xaalis application TapTap Send mooy solution bi yéen ñi nekk ci Europe bi moo xam France Italie Espagne Belgique Allemagne ba sax Pays-Bas frais d'envoi 2 € dong la seeni ay mbokk mën jot ci xaalis bi ci seen kalpe Orange Money International wala seen compte Wizall sans aucun frais de retrait te li ci gën a neex mooy yéen ñi nekk États-Unis Canada ak Royaume-Uni TapTap Send daf leen indil mbakkuus waaw ak lu ngeen mënti yónnee du ngeen fay benn frais zéro frais d'envoi zéro frais de retrait ak TapTap Send da ngay dund lu la neex.